ce qui s'est passé c'est que moom dafa feebar mais bi mu feebaree dem na fi ci ay hôpital avant hôpital principal moom mujjee dem na fi ci ay hôpital yooyu mu jotoon dem yëpp seet nañu ko mais bi ñu ko seetee gisuñu ci moom benn trace su coronavirus d'ailleurs defal nañ ko ay test defal nañ ko analyse defal nañ ko yëpp mais analyse à chaque fois buy génne li mu génne yëpp dañ naan la gisuñu dara la ñu wax ah donc lan la ñu doon traité ay fatiguement ak infection bu mu amoon moom lañ doon traité bi ñu demee ba le vendredi ah ñu yóbbu ko hôpital principal bi ñu ko yóbbu hôpital principal sama jeune frère bële Ablaye Wade moo ko yóbbu principal ak taawam moom Djibril Sey ñu dem hôpital ba ñu ko yóbboo comme que nee nañu depuis quelque temps directeur hôpital bi dafa ne woon doo am visite donc léegi hôpital principal donc léegi son médecin traitant dañuy jox numéro téléphone ñuy coordonné ak moom par téléphone bi sama frère bële moom moo ko yor doon ko coordonné ak médecin bi mais durant vendredi le premier ba mu fa nekk vendredi le samedi le dimanche yëpp li mu fa nekk mi ngi coordonné ak moom mais dafa naan ko lépp toujours ça va la koy wax amul benn problème la koy wax durant li mu fa nekk vendredi le 1er mai ba dimanche amul benn problème la koy wax. lundi matin à notre grande surprise lundi matin ñu xëy ñu tàggee ñu ko ne ñu noppalu ko na léegi bi ñu ko waxee ñun aussi naturellement pour ñun mort naturelle la décédé parce que xam nañu xalaatuñu benn yoon loolu parce que amu ko gis ba muy dem parce que d'autant plus que jaar na ci li ma leen wax ni yeneen hôpitaux avant muy dem principal léegi ba ñu ñëwee ñun tamit comme ni ñëpp di def pour dem préparer suñu néew pour jëm ko rob ba ñu ñëwee woo laaj médecin yi ki ñu war a waxal ñu am ku ñu wax un certain docteur Sané mu génn moom sax ba mu génnee docteur Sané il était un peu hésitant ah bon après nañu may leen ma 2 minutes ma ñëw duggaat génnaat ñëw taxaw ne ñu duñu leen mën a jox corps bi parce que bañ koy traité ba ci biir ci la ñu gis ni que dafa am virus bi bon ñu ne ko mais ñun loolu jaaxal nañu quoi bon moment boobu ñun ñu ngi nekk ci beneen problème parce que bi suñu frère bi décédé ñu ñëw ci kër gi di ko tàggee dafa am sama tante boo xam ne mook sama yaay bokk ndey ak baay biñ ko tàggee dafa daanu moom tamit ci saa si piqué crise ci saa si daal di décédé sur le coup donc ñu am boole ñaari métit donc moom. annonce décès bi moom moo waral seen sœur bi décédé. annonce décès bi moom moo waral sama tante bi décédé sur le coup waaw dafa jooy ba kii si la daanu noonu loolu moom mooy décès donc ñu boole ñaari métit léegi ñu ñëwati encore foofu ñu ñuy waxu ay dafa am coronavirus dafa am virus te alors que mu signalé wu ñu ko benn yoon gisuñu ko fen ñu ñëw ñu ne ñu léegi duñu ko mën a jël ñoom ñoo koy rob ba pare nag laaj ñu ban heure lañu bëgg ñu rob kook yooyu bon moment boo xam ne yow déjà yaa ngi boole ay métit yu bëri donc foofu ma ni sama grand frère bi nañu seet dossier médical bi ah dañu war a jël dossier médical bi ñu xool qu'est-ce qui s'est passé réellement mais ñu ne ñoom mu naan ma non loolu garaawul la ma wax bon c'était dur parce que benn moment boo xam ne yaa ngi boole à la fois ci ay même instant bi nii ñaari dëj ah léegi yow yaa ngi kii ngawti ñu naan la kii mënuñu la ko jox parce que dafa am virus boo xam ni xamuloo yow fu mu jógee. kon dossier médical bi ba léegi nii jotu leen ko pour xam lan la exactement. ba léegi dossier médical bi jotuñu ko non seulement dossier médical bi jotuñu ko mais wax yi déjà dafa waroo ci ñoom corps médical bi parce que li ñu wax foofu ñun à l'hôpital ak li ñu wax sama frère bi li ma wax sama frère bi bokkul fële dañuy wax arrêt cardiaque fii ñu wax lan fii ñu wax waaw donc ñu waroo ay wax yu waroo ah donc léegi ñun loolu amee ñu jékki-jékki ñoom seen bopp ministère de la santé bi par le biais de leur interlocuteur si seen kii bi ñuy def journalièrement ñu wax xëy annoncé ni il y a un 10e décès lié au coronavirus
ñun mu jaaxal ñu trop quoi ñun mu jaaxal ñu trop parce que gisuñu benn yoon coronavirus fu mu amee coronavirus wala ñu wax ñu ko ah ba pare loolu non seulement ça mais ñu ñëw ni wax turam Amadou Lamine Seye habitant à la Médina moo am 58 ans. moom moo am 58 ans un homme te bi affaire bi amee ba léegi bi affaire bi amee ba ci moom kenn lañ fi doon wax turam publiquement muy Pape Diouf te boobu parce que xëy na ñun ni ñu ko jàppee mooy c'était un homme public ba pare xëy na boobu am na ñoo xam ni gëmuñu woon ni que virus bi am na ak yooyu xëy na loolu taxal ñu leen kii mais ñi ci des ñëpp amul kenn koo xam ni dugg nañu ba ci sa biir famille di wax lépp génne lépp ci presse bi mais moom dem nañu ba ci liggéeykaayam fu muy liggéey ak la muy liggéey ak kër yi mu nekk ak yëpp ñu génne ko dem sax bay filmer ay kër di ko génn ci télévision ak ci presse bi en général donc loolu métti ñu daal métti ñu trop léegi ñoom bu fekkonte ni man ne sama frère bu fekkonte ni fële à l'hôpital ba ma nekkee foofu man parce que maa la nekkoon doon toppatoo dossier yi pour ñu mën a def levée du corps bi foofu ma ne leen bu fekkonte ni lii am na man ne sama grand frère bi fi jógee léegi nii bu fekkee ne lii am na ñoom ñoo war a ñëw normalement dañu war a dem ci ski parce que sama grand frère bi il avait 2 épouses fii mooy kër famille bi mooy suñu kër yaay léegi man leen bu fekkonte ne lii am na normalement lii logique mooy que ñaari jabaram yi ñu dem ci kër ñaari jabaram yi ñoom ñoo xam dañ leen di confiner wala dañ leen di isoler ñoom ñoo xam ban terme la ñuy utiliser mais de toutes les façons dinañ fexe pour sécuriser leen sécuriser waale quartier bi dinañ xool nu ñuy def ak ñooñu ak suñu kër fii kër famille bi. D'accord comme préciser wu ñu leen loolu yëpp est-ce que jotuñu leen wax leeral leen peut-être que foofu la chopé virus bi ci hôpital bi amul benn leeral bu ñu leen jox par rapport à ça. waxaluñu ci dara ba fi may wax ak yow amuñu ci dara léegi nag sama grand frère bi ne moom dafay woo leen ne daf leen di woo pour ñu ñëw defal ñi ay test muy kër première femme bi kër deuxième femme bi ak fii nii ci kër gi fii kër famille bi ma ni ko yow fii laa toog fii nga toog nii daal la toog ma ni ko du ñun ñoo war a dem vers ñoom ñoo war a ñëw vers ñun bu fekkente ni li ñuy wax am na ñoom ñoo war a ñëw vers ñun parce que lii du santé publique la question de santé publique la te affaire état la ñoom ñoo ko war a gérer bu fekkee li ñuy wax am na ñoom ñoo war a ñëw ci ñun mais du ñun ñoo war a dem ci ñoom moom mu jéem a fexe le tout pour convaincre moom sama frère bi ne ma amul problème parce que ñun il y va de notre sécurité léegi man j'ai pris la décision daal pour ñoom ñu ñëw defal ñëpp test moom ma ne ko waa sama mag la teguma ci baat ma ne ko na ci kii mu woo leen ñu ñëw defal ñëpp test mardi soir la ñu dem kër jabaram yi jóge kër awa bi dem defal leen test dem kër deuxième femme bi defal leen test le lendemain ñu ñëw defal fii moom ak sama frère ba le test parce que ñu ne ba pare bi ñu ñëwee encore pour tester encore parce que dañu ñëw ne fii ci kër famille bi ñaar ñi nga xam ne ñoom ñoo mujjee woon 48 heures avant ñu koy andi hôpital ñu mujjee gisee ak moom 48 heures ñoom rek ñoom la ñuy defal test ñi mujjee gisee ak moom 48 heures avant la ñuy defal test ñu jël ko moom ak sama frère bële yóbbu defal leen test léegi démb test yële sa première femme et sa deuxième femme test yi génn yëpp négatif ñaari famille yëpp génn négatif tey ñu ñëw test moom sama grand frère boobu ak sama petit frère bi ñu ñëw test yi aussi négatif donc man nag lii vraiment ñun bëgg nañu xam exactement lan moo am daal waaw parce que waxuñu ñu dëgg benn yoon ba lii am donc te li ci gën a metti mooy dañu boole ñaari dëj yoo xam ne au même moment parce que léeg-léeg moo andi lii. waaw man maa ko yóbbu en personne hôpital waaw dama koy yóbbu nag ba ma koy indiwuma ko woon pour affaire corona wala yooyu parce que maa ngi ko jëlee Elisabeth docteur bi defal ko perfusion defal ko analyse defal ko rajo ne ma rajo bi dañ ko war a traduire ma dem. loolu lu mu amoon ba ñu war ko defal loolu yëpp. parce que dafa gis ne dafa am infection pulmonaire waaw
léegi nag mu ne il faut que bu ñu ko defalee rajo nañ traduire rajo bi indi ko loolu moo tax sax rajo bi le lendemain laa ko jëli ma dem jëli rajo bi yóbbul ko waaw mu ne ma kii soxlawul muy dem hôpital na tëdd fii naan ay garabam dina wér xam nga voilà parce que hôpital y a beaucoup de risques xam nga voilà ak feebar beeg yooyu noonu xam nga mu ne ma na tëdd naan garabam mais xam nga di nga am sa malade dina toll foo xam ne yow tey jii même bu naanee garabam def yëpp sax doo ko mën a seetaan noonu muy souffrir xam nga loolu moo taxoon ma ne nañ ko bàyyi ñu bàyyi ko muy naan garabam loolu c'était le jeudi le vendredi matin taawam bu góor bi moo fi ñëw ne ma sama papa ni ma ko gisee nii daal ñu yóbbu woon ko hôpital moo gën ma ne ko du docteur bi neen na naan garabam na naan garab yi rek dina tane yaa ngi dégg ndax démb si ngoon tane woon na moo jógal boppam lekk def yëpp xam nga waaw léegi vendredi bi ma ko yóbbu hôpital dama koy indi rek yaa ngi dégg waa ji xoolal ko tension ndax bi ñuy dugg si hôpital bi testé nañ ko bu fekkoon ne am na corona koy foofu lañ koy détecté avant muy dugg mais ñu dem ba urgence ñu laaj garantie ak yooyu yëpp ma jox leen xam nga après ñu ne ma yow da ngay dem xam nga après dinañ la communiquer dinañ la woo après mu daal di may jox numéro am ma jox ko sama numéro léegi daal vendredi ma koy woo mu may woo ma laaj ko mu ne ma tane na xam nga waaw le samedi ma koy wax mu ne ma il va bien xam nga waaw toujours dafa am rek problème mu respiration tuuti xam nga mais ça va passer luy la ma docteur bi wax. d'accord Caroline waaw. d'accord léegi moment bi ngeen di jokkoo yéen ñaar ci téléphone est-ce que am na benn moment bu ñu def diagnostic ba xamal ne la exactement lii moo ko sonal au-delà de infection pulmonaire boobu est-ce que jot nañ leen wax ne coronavirus la am. loolu affaire corona kenn waxu ko fa affaire corona moom après dee bi lañ ko wax mais affaire corona moom waxuma ko benn yoon dafa ne ma rek defal nañ ko ay prélèvement xam nga mais test yi génnagul loolu la ma wax loolu mi ngi ma ko wax vendredi de le samedi ba le dimanche loolu rek la ma wax génnagul waaw. am na nag si dimanche bi un moment donné ma koy woo di ko woo nanguwul jël ba ay heure bii 6 heures la jël ne ma dama jàppoon yaa ngi dégg ma ne ko baax na waaw léegi nu ñuy def mu ne maa ngi ko yóbbu réanimation xam nga voilà mais il va bien loolu la ma mujj a wax waaw ba après jotaatuma ko nag ba le matin vers 7h30 yooyu beneen docteur woo ma ne ma yaay Ablaye Wade ma ne ko waaw mu ne ma yaa fi indi woon Amadou Lamine Seye ma ne ko waaw mu ne ma dafa noppalu ko ma ne alhamdulilah xam nga li ma la voilà mais man waxuma woon affaire test wala affaire corona wala yooyu waxuma si dara. coronavirus foo leen ko yëgee yéen. coronavirus bi ñoom moom si décès bi lañ ko yëgee après waaw après lañ ko wax après la ñu wax loolu mais loolu moom man gisuma ko fenn te kiiwuma ko fenn ndax bu amoon corona gendarmerie bi ñu jógee ñu defal ko foofu kii ak yooyu yëpp diagnostic ak yooyu yëpp ba kii ko ma yóbbu ko ci sami bii xam nga jëlee ko sami bi yóbbu ko Elisabeth fekk mu am bu docteur bu ñu boole loon foofu xam nga waaw kay loolu yëpp ñu defal ko docteur bi mu ko mujjee defal mi ngi ko defal ko ay analyse la ko defal ba pare defal ko rajo ne nañ ko traduire ba pare jëndaloo ma ay perfusion ma jënd yëpp ñu perfuser ko defal ko 6 perfusion après le soir mu ñibbi këram kooku jeudi la woon xam nga waaw léegi vendredi bi ma ko yóbboo fële nag ñu bàyyi ko fa ba lundi matin mu woo ma ne ma décédé na lii laa si am mais chaque heure maa ngi ko doon woo chaque 1 heure de temps maa ngi ko doon woo su ma demee hôpital ñu ne ma doo ko gis ma wàññeeku waaw chaque jour waaw mais moom ba mu ñëwee rek ma jébbal leen ko ci laa ko gëj a gis ba léegi nii waaw ba bu ñu ma joxee corps bi waaw loolu daal laa si xam te xam naa ne daal am na lu si nekk loo xam ne daal xëy na soo loolu noonu seen affaire la waaw. mais ba léegi nii jotoo jokkoo ak ñoom pour ñu jox le dossier médical bi certifié ne effectivement ci coronavirus la décédé. non man bi mu décédé rek man fi mu nekk nii dama ne sama grand frère bi comme yow yaa nekk di toppatoo affaire yu koor beeg yooyu noonu dama ko jox seen numéro xam nga jox ko détaillé ko coordonnées yëpp ni ko po moom mu suivre affaire bi daal mooy sama frère bi doon wax ak yow sànq fii nii voilà Aliou Wade moom jotul benn document ba léegi. avis de décès yeeg yooyu rek daal la jot. avis de décès bi daal la jot. mais amul benn dossier médical buy wane ne kii lii la amoon ak lii la amoon ak lii ak lii ak lii moo ngoog waaw loolu rek ko ñu si jaaxal waaw ndax feebar bi moom bañuñu ko ndax ñun on est des croyants on est des musulmans gëm nañ yàlla ndax yàlla ku mu ne di nga si bokk da nga siy bokk
mais ñu mën la si boole te bokkoo si loolu moo metti xam nga voilà parce que dafa feebar infection pulmonaire la amoon xam nga problème poumon ku ko am dooy mooy problème respiration ngay am voilà loolu mooy problème bi. yéen li ngeen di naqarlu un peu mooy démarche bi ak mbir mi nu mu tëddee yëpp. mbir mi nu mu tëddee ba pare musuma gis kenn mun doonte corona la sax yaa ngi dégg nga tudd turam tudd famem ñëw si këram yaa ngi dégg wala déet loolu dafa mel ni am na lu si nekk daal lu louche am na lu louche lu si nekk parce que munoo RFM ñi fi corona bari nañu ñi fi dee si corona bari nañu mais mosoo fi gis kenn ku corona ñu tudd sa tur si RFM tudd ko si TFM tudd ko si TFM tudd ko si Sen TV quartier général sax ñu tudd ko si voilà am na lu si louche daal parce que lu tax ñu nar ko médiatiser noonu mooy am na lu si louche man foofu laa àndul si loolu laa d'accordul xam nga la te su ma xamoon ku ko def dinaa ko porter plainte parce que man maa yoroon malade bi man maa doon nekk ak moom bi ñu ma testé négatif waa ministère de la santé léegi lañ fi jógee indil ma sama résultat ne ma négatif yaa ngi dégg voilà kon man xam naa ne ki ma yoroon amu ko parce que su ko amoon dina ma wàll parce que man maa doon nekk ak moom guddi ak bëccëg waaw maa ko doon yóbbu jabarama nga ne moom mooy tëdd ak moom booba keroog bi ma koy yóbbu jabarama ko sang solal ko yëreem te kooku testé nañ ko mu négatif ay doom yu ndaw la am ñoom ñëpp a négatif doom yu magam yi tamit bërëm première femme bi ñëpp a négatif affaire bi daal li tax ñu médiatiser ko nii ñoom ñëpp ñu koy waxandoo non am na lu si louche loolu rek moom métti mais leneen métti wu ma parce que man gëm naa yàlla gëm naa dee gëm naa feebar gëm naa wér waaw mais li si louche daal moom mooy liñ ko médiatiser yaa ngi dégg moo ma si naqadi yaa ngi dégg voilà kenn waaw parce que liñ ko médiatiser daal loolu yëpp mooy média bi rek la parce que média bi tamit dañu war a xoolaat information yi ñuy joxe voilà parce que bu ñuy wax média pour les bonnes informations moo tax mais bu dee bëgg yow sa journal jar wala nit ñi déglu la ngay wax loo xam ne du dëgg loolu moom kenn tegu ko fenn kenn tegu ko même nit bu leen waxee dara sax war nañ ko contrôler xoolaat ko dem ci foofu source ba laajte parce que ñun fii lañ dëkk on est des citadins jógee wuñ sa àll ba du ñu exode rural yaa ngi dégg fii lañ dëkk xam nañ li fi xew yaa ngi dégg voilà nit yi nag ñoom moom seen làmmiñ moom seen yar bopp ku mu neex lu la neex ngay def dëkk bi xam nga ne dëkk yaa ma neex la wala déet lu waay neex def ko waaw loolu rek laa moom lu ma siy wax waaw. cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.